L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تضلنا بمعصيتك. اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم نجنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة.
ñu sant yàlla bu baax a baax bi ñu dimbali daaw fekkee woon nañ ko mu doon la première édition ren aussi ñu fekkee waat ko kon doy na sant yàlla bu baax a baax muy lu rafet ñëpp nawloo ñu si ñëpp aussi tam ñeeñu si ndax Madior wax na ko léegi ce qui nous lie est plus fort que tout le reste. L'autre aspect aussi moom mooy sant bu baax a baax l'initiateur muy Anwar ñu koy woowee souvent un résident non résident il n'est pas de la cité mais kenn mënu koo génnee cité bi ñi nga xam ne ñu ci bari yàgg nañ di ko dégg mu leen di tooñ ñu miin a teg moom te gisuñu jëmmam voilà ñu ci bari loolu dal na leen ci moom te boo ko waxee dana la àdduna amul solo suñu toll rek nañuy rafetal kon Anwar dañu koy remercier bu baax a baax Anwar mun ngaa jóg c'est important parce que lu rafet nga initié te dëkkul ci cité bi donc voilà ñu sant ko bu baax ñu gërëm ko bu baax a baax voilà moom mooy Anwar Sadat Anwar El Sadat tur bi moo ko ëpp doole voilà waaw non ren moom du fi jooy ren moom il s'est rendu content trop te xam ne lii yàgg na ci dox lu mel nii def na ko récemment rek ci koor bi fii ci foyer des jeunes tout le monde avait apprécié kon bu ñu ñëwee am ko à nos côtés ça fait plaisir ça veut dire que événement bi donte deuxième édition la mu ngi commencé jël beneen dimension ñu nuyu aussi à ses côtés le vicaire muy abbé Christian moom tam ñu jox ko wàccuwaayam bu baax a baax entre ñoom ñaar nag ñu am koo xam ne kenn du ko présenté kenn muy le colonel Ndom Faye qui a beaucoup fait pour la cité beaucoup fait pour l'ADECOM malgré son âge malgré une santé fragile lu ADECOM xewle dafay ñëw teew chaque fois il ne cesse d'appeler prési def leen lii il ne cesse d'orienter et de réorienter pour qu'on puisse atteindre les objectifs communs mon colonel ñu ngi lay remercier bu baax a baax moom le commandant l'intendant Diallo mosuñu jug di veiller ci li nga xam ne mooy alalu Comico pour que rek Comico atteindre benn dimension kon bu ADECOM bi amee beneen dimension actuellement joué na ci un grand rôle te bàyyiwul ba léegi donc mon colonel vous avez tout notre respect ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax ñuy nuyu aussi tamit ñi nga xam ñooy responsable CEB yi comité ecclésiastique de base nga xam ne ñoom ils sont déjà sous la responsabilité donc de monsieur Denis Ndong bi nga xam ni non Maris moo yor secteur et secteur bi aussi moom lañ subdivisé en CEB on a CED Jean-Paul II bi nga xam ni Gabriel moom aussi di kenn suñu réew c'est plus organisé ñu ne ADECOM yéen a koy porté ADECOM aussi tam ne leen comme yéen a ko defoon on ne change pas une équipe qui gagne ñun on va seulement coordonner gérer la partie administrative mais le contenu dañ leen koy bàyyi ngeen déroulé waat ko kon moo tax ñu bëgg ko jox moom Youssou Sakho moom mu jël parole su jëlee parole on va donner la parole à l'abbé Théodore Mendy mi nga xam ne moom mooy vicaire bi moom aussi ñëpp sopp prise de parole am parce que non seulement li ñu ciy jàngee te macha allah aussi c'est un très bon orateur moom aussi dinañ ko jox la parole donc mu wax au nom de l'église su paree communauté musulmane et catholique moom aussi avec la permission du public bëgg nañ ko jox moom mu joxe ci xalaatam rek donc su paree on va terminer avec des prières comme on avait commencé avec des prières su ko defee ñu mën a libérer mbooloo bi ñi nga xam ni dañu bëgg a dox seen yitte ñu dox ko ñu bëgg aussi ànd ak ñun dem ci lancement officiel du CMC corps médical de la cité ñoom aussi tam ñu mën a ànd ak ñoom kon sans plus tarder sans transition je vais donner la parole à monsieur Youssou Sakho moom mi nga xam ne moom mooy coordonnateur de cette journée de prière. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer notre deuxième édition de prière mixte musulmane et chrétienne. Un événement qui nous permet de renforcer nos liens de fraternité et de solidarité. Tout d'abord, rendons grâce à Dieu, le Clément, pour nous avoir donné la force et la volonté de nous rassembler. Avant de poursuivre, je voudrais prendre un moment pour rendre hommage à nos soldats, militaires et gendarmes qui ont fait le sacrifice suprême pour notre pays, pour la paix et la stabilité dans notre région et dans le monde. Nous pensons
à ceux qui sont tombés au théâtre d'opération, au Golfe, en Casamance, en Gambie, au Sinaï, en Égypte, au Liban, en Guinée-Bissau et surtout les martyrs de Thiaroye 44, pour ne citer que cela. Leur mémoire restera à jamais gravée dans nos cœurs et nous nous engageons à continuer leur combat pour la justice, la paix et la liberté. Leur mémoire restera à jamais gravée dans nos cœurs et nous engageons à continuer leur combat pour la justice, la paix et la liberté. Cette initiative, portée par l'ADECOM, dont le président est là derrière moi, Ibrahima Diagne, vise à promouvoir la convivialité et la cohésion entre toutes les communautés de notre quartier. Nous, sans distinction d'obédience religieuse, nous sommes tous les enfants de Dieu. Il est de notre devoir de vivre ensemble en paix et en harmonie. Je voudrais remercier chaleureusement nos donateurs et les personnalités qui ont soutenu cette initiative, ainsi que les membres de la commission sociale et religieuse qui ont travaillé sans relâche pour la réussite de cet événement. Je salue également la présence du curé et de l'imam, des imams et des curés, je dirais, qui ont accepté de partager avec nous leur sagesse et leur bénédiction. Que cette journée soit un nouveau départ pour notre quartier, pour notre cité. Un moment de réflexion et de renouvellement de notre engagement pour une société plus juste et plus solidaire. Que Dieu bénisse et protège notre pays et qu'il nous guide sur le chemin de la paix et de l'amour. Vive la cité Comico 4. jërëjëf. tënk ci wolof rek bu gaaw parce que mënul ñàkk. defoon nañ ko daaw fekkee ren te ñu ngi ñaan yàlla defaat ko déwén wala ñu pérenniser ko pour toujours. maa ngi sant yàlla bu ñu mayee ñu fekkee tal ko ñu fekkee ko tey defoon ko daaw ñu waat fekkaat ko mën ko defaat tey loolu dañ ciy sant yàlla bu baax. di gërëm kilifa diine yi nga xam ne diine bu mu mën a doon diine chrétien diine musulman bu amee beneen diine tamit ci la bokk ndax li ko waral mooy booloo bu ñu war a doon te dëkkuwaay nous sommes condamnés de vivre ensemble maanaam yàlla daf ñu nattoo kenn du tànn sa dëkk non nit mën nga tànn sa dëkkuwaay mais mënoo tànn say dëkkandoo da ngeen di fekkante dëkkandoo moom da ngeen di fekkante te kenn xamul dëkkandoo bi fu mu jógee ak fenn mais bu ñu booloo nekk benn rek dañuy doon ay mbokk forcément ndax suñuy doom yi dañuy màgg te dañuy takkante seen biir kon mbokk gi day gën a yaatu. may gërëm ñëpp nag di sant ñëpp bëgguma guddal ndax kilifa yaa ngi fi toog ñoom it am wàll boo xam ne waar buñ ci war a béy di la gërëm Madior di gërëm président ADECOM ak équipe am bu mu àndal ak commission bi nga xam ne nag mënu ma leen bañ a tudd ndax li ngeen fi gis ni yëpp commission bi ça fait 1 an ñi ngi liggéey secrétaire général bi di Gana Sène Senou Diallo chargé de l'organisation Madame Ramina bëgg naa ngeen leer ma ko loxo ovation parce que c'est une trésorière qui a vraiment été à la hauteur. suñu mënee lii l'argent c'est le nerf de la guerre moom moo nekk ci cappaandaw ba di ko liggéey ñu koy gërëm ndax sonn na ci torop loolu maa ngi koy gërëm ku ma fàttee na nga xam ni rek dama peut-être bëgg joxe micro bi rek moo tax mais équipe bi yëpp en noir kenn dootu ko tudd ndax c'est l'initiateur mooy góor gu ñaaw gi ngeen di gis mu toog fii bàyyiwul kenn moo tax tey ñun tam duñ ko may dara mi ngi nii moo gën a ñaaw ci sa dëkk. waaw jërëjëf maa ngi leen di siyaar di leen sama maam daf ñu mës a ne lu rafet moo gën li ci des
lu baax moo gën li ci des lii rafet na noonu yal na ci yàlla sotti ndox mu set man Sénégal bii laa gëm imam toog ay kilifa diine l'islam toog catholique bi toog labbe bi toog ñuy waxtaane yàlla man Sénégal bii laa gëm imam toog labbe toog catholique bi toog musulman bi toog ñuy waxtaane jamono au nom de notre archevêque Monseigneur André Gueye, au nom de l'abbé William Sagnan, curé de la paroisse, au nom de la belle délégation qui nous accompagne, au nom du colonel, au nom du commandant, au nom de toute la paroisse de Yembel, au nom du secteur de Comico et au mien propre, je voudrais saluer avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de respect cette belle initiative. Saluer avec les mêmes sentiments les organisateurs de ce temps fort de communion, de solidarité, de partage et de prière. di ñaan ci suba ba tey lépp li fi ñaan jëmale ko ci ñi jiitu yàlla na ko yàlla nangu. tout à l'heure di ngi doon jàng mees ngeen di julli di wàcce kaamil ànd ak képp ku nekk ci yéen dañ ciy gërëm yàlla dañuy sant yàlla dañuy tudd yàlla lu tax parce que yàlla du ñaar yàlla du ñett yàlla du ñeent yàlla kenn la. Nous sommes tous musulmans, catholiques et juifs, des adeptes de la religion monothéiste. ñun ñëpp yàlla la ñuy wax musulman bi suy julli ñaan boobu du dem fenn fudul ci yàlla. catholique bi suy jàng messe ñaan boobu du dem fenn fudul ci yàlla. C'est Teilhard de Chardin qui disait que tout ce qui monte converge. Touba yàlla la ñuy wax Tivaouane yàlla la ñuy wax Médina Gounass yàlla la ñuy wax Yoff Layène yàlla la ñuy wax cathédrale bi nekk Dakar yàlla la ñuy wax. yàlla démb yàlla tey yàlla ëllëg. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dafa doon wax naan nous sommes tous des chercheurs de Dieu. Qu'il nous soit donné la grâce de le chercher avec la droiture de notre conscience et la vérité de notre cœur. Cardinal Thiandoum doon wax naan ñun ñëpp catholique comme musulman yàlla la ñuy wuyoo yàlla nañu yàlla may ñu dundee ko. mbokk mi dama gëm ànd ak yow ne yàlla du yëre bu ñuy sol di sëmmi yàlla du tur yàlla dund la yàlla jëf la yàlla melin la yàlla nekkin la. yàlla nañu yàlla may ñu gën a rafetal dund gi yàlla nañu yàlla may ñu gën di ko boole ci li ñuy def ci li ñuy wax ak ci li ñu doon te lii mooy diine. sànq maa ngi toog di waxtaan ak imam Sarr ndeysaan am na loo xam ne yàlla rek moo ko man quartier ba ma juddoo bopp imam fa la dëkkoon
lépp lu diine l'islam xewle bokk nañu ci lépp lu diine catholique xewle bokk nañu ci ñoom itam loolu mooy Sénégal ñu daje fi tey di fàttaliku suñuy mbokk yi génn àdduna. Et je disais à quelqu'un hier, sur la terre, nous ne sommes que des voyageurs. Sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins. Et tôt ou tard, le voyage prendra fin. Ci armeel ya nekk cimetière Saint-Lazare dañu bind ci buntu armeel bi bataaxel boo xam ne dafa ma neex loolu te dafa yëngal sama xol. À l'endroit de nos parents défunts, sur le mur du cimetière de Saint-Lazare, il est écrit: sur la terre, vous avez été ce que nous sommes. Un jour, nous serons ce que vous êtes. Bi ngeen nekkee ak ñun ci àdduna si da ngeen doonoon li ñu doon tey ëllëg dinañu leen fekk si doon li ngeen doon ci yërmandewu yàlla. ñun ñëpp mbokk mi catholique comme musulman ci yàlla la ñu jógee ci yàlla la ñuy dellu. ñun ñëpp catholique comme musulman ak lu ñu mënta am bés dina ñëw ñu jàkkaarloog yàlla suñu boroom. su bés ba jotee yàlla na rafet, su bés ba jotee yàlla na yiiw, su bés ba jotee yàlla na fees ak yërmande. Que Dieu bénisse la religion musulmane, que Dieu bénisse la Oumma islamique, que Dieu bénisse la religion chrétienne. yàlla su ko neexoon adduna si ñëpp doon musulman loolu mooy li gën a tuuti si li yàlla man. yàlla su ko neexoon adduna si ñëpp doon catholique loolu mooy li gën a tuuti si li yàlla man moo ko la net. yàlla su defee moo am catholique yàlla su defee moo am musulman am na lu mu ñu bu yoon imaam dëgg la wala dëgg am na lu ñu yàlla di woon. wareef la ñu rawante, c'est normal, mais suñuy rawante ci diine nañu rawante ci lu baax nañu rawante ci lu rafet, nañu rawante ci lu dëggu, nañu rawante ci lu yiiw, nañu rawante ci lu neex yàlla. Dans l'église catholique ñu ngi soog a xumbal Noël, tey ñu ngi xumbal la Sainte Famille. dañuy fësalaat rek suñuy ñaan yal na yàlla barkeel njaboot yëpp yi nekk comico catholique comme musulman, yal na yàlla barkeel suñu réew Sénégal, yal nañu yàlla may jàmm. jàmm ci xol yi, jàmm ci dund gi, jàmm ci kàddu bu bépp sénégalais di génne di ko teg ci moromam, jàmm ci yéenante bi, jàmm ci bët bu bépp sénégalais di xoolee moromam. Que Dieu bénisse l'humanité, que Dieu nous donne la grâce de la paix. mbokk àdduna dara jaru fi dara lu dul yàlla, dëgg, diine ak cofeel. lu nit di xeex, lu nit di paaka, lu nit di jaasi, nit bàyyi na ko fi dag. Aimons-nous vivants, soyons vrais, soyons fraternels et remettons-nous entre les mains de Dieu. Merci de votre attention. Merci. Merci. La durée de notre séjour terrestre ñu dañu naan ndax sax am na 24 heures ñu naan la dafa mel ni 48 heures lañ fa def loolu la Martin doon wax naan de l'heure fugitive à ton jouissons, l'homme n'a point de force, le temps n'a point de livre, il coule et nous passe. te ñun itam lu nekk wanee nañu ko lu ne wanee nañu ko bu ñu jékki-jékki ñu dégg ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñu jékki-jékki dégg kullu nafsin zaa'iqatul mawt ñu jékki-jékki dégg kullu man alayha faan. Yooyu yëpp c'est juste pour nous rappeler que nous sommes éphémères et que nous sommes appelés à quitter. Donc, merci beaucoup, monsieur le vicaire, avec Théodore Mendy. Kaddu yi am na solo lool, macha allah, et je pense que lu ci nekk jëlee nga ci bind. mi ñu may ñu teewaat jotaay bi ren di ko ñaan mu may ñu yàgg ko fekk te ñi tax ñu daje fi yàlla yërëm leen di jéggal leen. dafa mel ni jotaay bi lépp ñaari paix la, prière ak paix.
ñoom ñaar ñoom ñu fa dajal paix bi moo jiitu prière bi su jàmmoo amutoon déggoo am bëggante ak soppante am sottantey xalaat am kon jotaay bi du am kon jàmm jooju muy lu ñëpp soxla fi dunya xasana wa fil axirati xasana mu ñëwaat ci prière bi ñii dund dañ koo soxla waaye ñi fi jóge dañ koo soxla ñun liñ ko soxlaa mooy jàmm ci la nit mën a dund waaye ci la nit it mën a dëkk waaye ci la nit it mën a dëkkaale jàmm nag dañ koy suuxat gi bi ci jiitu mooy doxlante tànk yu rafet waaye joxante ay kàddu yu rafet waaye dimbalante ci wàllu social kenn ku ci nekk ci anam gi mu bëgg ko dimbalee ki soxla santé ki soxla moyen ki soxla xam-xam kenn ku ci nekk nga jàppale ko ci loolu bokk na ci liy suuxat jàmm te jàmm dafa bokk ci dundu nit soo kon paix bu njëkk mooy jàmm communiqué nag yàlla dafa leen sens bu rëy mooy li arab di wax ne al jaaru xabra daar yombul ci dëkku taax bu doon dëkk kaw da ngay dëkk ci dëkk ba yàgg nga sempi say néeg dëkk fu la neex fii rek da ngay jënd ma jënd keneen jënd suñu yàlla tànnalut nekk jaxas mën naa am waaye ñu ngi sant yàlla bi ñu yàlla tànnalee communiqué dëkkandoo yëpp nekk dëkkandoo yu baax yu bëggante bokk ndey bokk baay yéeneente jàmm di seq ay kàddu yu rafet di ko dox kon ñu ngi ci sant yàlla bu baax prière bi mooy ñi tax ñu daje fi tey lii rek la ñu soxla ñu ñoo soxla mbuus yi soxla ndox yi soxla baas bi soxla photo yi ak micro yi te ñoom soxla wuñu ñoom lan lañ soxla fu ñu tëdd mooy jàmm nañ ko soxla jàmm mi ñu nekk alaxira lan la mooy yërmande yàlla ñu jéggal kon yàlla na yàlla nangu ñu ñaan yi dafa leen yërmande dafa leen jéggal li war nit fi man toll def nañ ko jullit yi ñu ngi ci jumaa ji wàcc nañ fa kaamil alquran jàng fa 124 yaasin ak 12000 basmala ak quelque lim ci suratul ixlaas ngir ñaanal ko yàlla way dawey waa église bi jàngu bi njàngawan ca église ba def seeni prière seeni ñaan kenn ku ne fa mu gën a jàpp ne su fa tibbee su waxee yàlla mu dégg mu tibbee foofa ngir lan ngir ñi tax ñu daje fi yàlla dafa yërma dañ jéggal kon yàlla na yàlla nangu boole nangu ñaan yëpp abi ñu ngi lay sant bu baax yàgg waa église bi yëpp ci taxawaay bi ndax lii dara gënu ko rafet dara gënu rafet jataay bi mel ni jataay bi kon ñu fexe koo jëmbat di ko suuxat bu baax ndax mu sax ndax bu saxee loolu mooy suñu jàmm te moom la yàlla soxla ci nit ñi ñu jëflante loolu di mënuñ ñàkk sant nag ci jataay bi jiital ci cant gi ima yi nga xam ne ñoo fi nekk muy imam Pape Bourama Sarr mi nga xam ne ci organisation bi la bokk ak imam Sané ak imam Mbeng ak mboolem délégué yi fi nekk yëpp dem na ak mboolem ñi fi nekk ñëpp ak abbé bi nga xam ne mu ngi fi jiite jàngu bi ak ñi mandal ñëpp ak général ñoom itam seen taxawaay rafet na maa ngi koy wax léegi ma ne ko semaine passée dama wàcc ay booru 21h ma gis acte bu rafet damay guddee toujours nag ma jël 58 bi ànd ak ay xale yu jigéen yu liggéey ba wàcc ñëw ba tollu église bi kenn ko ne ko nañ wàcc dem jàngi suga ñibbi ñoom ñëpp ñu ànd wàcc ñu ne ko dañuy wàcc dem église jàng ba pare suga ñibbi ma ne loolu acte bu noble la te nit warul mën a ñàkk jàng kon loolu ñu ngi leen ci encouragé di xamal ne ñëpp war nañ ci roy parce que àdduna xam-xam moo koy doxal te nit dafa soxla xam-xam ci lépp da ko ci soxla ci dundam ci lekkam ci naanam ci diineem daf ci soxla xam-xam kon acte boobu àbbi ñu ngi leen ci ndokkeel di ko encouragé rek pour ñëpp musulman yi ñëpp ñu bàyyi xel acte boobu parce que nit mënut a dund sans xam-xam
kon ñu ngi leen remercier di sant président Sakho mi nga xam ne ci ñi am initiative bi ak président Gana Sène ak Anwar néegi wax Sakho ne ko Anwar koy sànni ko xeer bu sew parce que xeer boo ko sànni day ñëwaat koy sànni boo nga sànni ko xeer bu sew moom Anwar xeer boo ko sànni na nga ko xool ba mu sew ruuj ba mu dellu see du metti ndax day ñëwaat. Anwar ñu ngi lay féliciter vraiment ci ñi animé groupe bi ci nga bokk ci jàmmal damay wax toujours ne kàddu Anwar kenn ko war na ci mën a xool ci ni muy waxee moral bi ak orientation bi bu naree tàng sax mu seral ràccal tartaral def ci ndox def ci glace def ci soow pour kenn ko mën ko jëfandikoo vraiment Anwar ñu ngi lay remercier ci sa taxawaay mais ñu defaat ko ni ñu ko waxee woon daaw de beral remerciement spécial madame Diaw taxawaayam ci doxalin wi xaalis liggéey bi gën a metti ci bi jaar jigéen nit ak moroom bu nitam muy liggéeyu xaalis mu sonn ci loolu ma di ko déglu dara am du benn information du ma rëcc yi ci sax lay ren waaye ñu jàll mais mu ko sum du ma rëcc ngir lan yorin bu rafet du yor xaalis bi ak ni mu koy joxe nit ñi benn par benn détail par détail lu xaw a lënt sax mu ne bàyyi leen ma xoolaat ko su leeree danaa leen ko wax loolu vraiment acte bu rafet la te lii mooy doxal dëkk lii mooy doxal ànd te mooy doxal l'islam kon ñu ngi lay remercier baax ci sa taxawaay ci lépp loo xam ne yaa ngi ko ci yëngu mais di remercier mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci biir délégué yeeg dëkkandoo yeeg ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nga xamal ne fii ñu teg tànk bi nit léppam dañ koy nett bu dañ koy nett bi nag foo jaar na nekk lu rafet parce que maa ngi dañuy wax ne ñett ñooy doxal diine ñooy doxal ak bokk ñooy doxal àdduna muy tànk loxo ak poos waaw tànk loxo poos ak làmmiñ bis booy dox sa jéego na rafet nga doo ci am kersa ëllëg sa kanam borom looy doxi na rafet sooy wax itam li ngay wax na nga ko natt ci tey baat bi boo ko doon sànni sama bopp wala bu ñu ma ko sànni woon nan lay mel loolu bokk na ci li rafetal diggante nga rafetal sa kàddu bu baax ci sa diggante ak moromi jaam yàlla rafetal sa kàddu bu baax sa diggante ak dëkkandoo yi waaye rafetal sa kàddu ci lépp loo xam ne yaa ngi koy doxal ci population bi ndax nit ñi jàmm lañu soxla te kàddu bokk na ci li indi jàmm waaye indi na ci bokk na ci li nga xam ne dana jaxase jàmm bi ci des mooy wàllu social ñu bàyyi ko xel dama wax ne social diine mënul dem sans social diine yépp nag social nag dama wax toujours ci jumaa ji bu ñu réunion gars yi defaree mën leen social bi moom église bi gañe nañu ci wàllu social moom dama wax toujours ne dañuy bàyyi xel di jël ñoom exemple ci wàllu social abbé bu yëmbal bi dafa ma sa invité ak province bi man imam Sakho imam Mbaye bi nekk ASECNA ñu doon waxtaan ci wàllu social ak ci wàllu diine ak wàllu doxinu juma ak église abbé bi wax mu fa keroog xam-xam bu leçon bu am importance mu ne ñu ñun ni ñu jàppee église du bâtiment bu taxaw parce que bâtiment la comme yi ñu dëkkee bâtiment la comme yeneen ci yëpp mais église bi mooy nit ñi ñooy église bi su ñu jagee église bi am na valeur bu nit ñi jagul nag église bi amul valeur kasaa nekk ci mosquée yi su nit ñi jagee mosquée bi am na valeur mais bu fekkee nit ñi jaguñu nag mosquée bi amul valeur parce que li muy jariñ église li muy jariñ mooy defar nit ñi mais jàkk bi li muy jariñ mooy defar doomu aadama yi kon fi ñu war a defaroo bu ñu fa jagee kon fa ñuy defaroo am na valeur mais fa ñu war a defaroo bu ñu fa yàqoo kon fa ñuy defaroo amul valeur te fekk am barab bi am na valeur mais ñun ñoo ko xañ valeur am parce que loolu nag nit ki moo koy mën a xalaat di ko togg di ko dox lu am solo la ci dëkkandoo waaye lu am solo la ci diine yëpp kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm kàddu gi xaw na gudd waaye ñoo ngi jéggulu wasalaamaaleykum wa rahmatullah kàddu yi am na solo lool macha allah di ñu ngi jël ci ay leçons yu bari mu tënk kàddu rek ñaari baat
muy ñaan ñu doon def ak jàmm mais tey ak amul léegi dañu faral di wax naan jëlee am boo demee ci musulman yi déjà السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar jël rek kàddu président ñi fi tudd gërëm leen yépp ma topp ci ginnaawam di gërëm imaam yi nga xam ne fi laa leen fekk di gërëm abbé ak kàddoom yi mu wax sëñ Mbaye ñu ngi lay fay nuyoo abbé yaatal na wax lu am solo ne Sénégal bu mel nii la xam waaye itam l'islam ànd bu mel nii la xam lu tax loolu buñ delloo ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mushrikuuna makka yi bi yéeféeri makka yi di ay arab bi ñu sonnalee ay saxaabaam am na fu mu leen yebal pour ñu dem fa daf leen yebal ñu dem Éthiopie kan moo fa nekkoon ke fa nekkoon chrétien te yonent bi xam na ko mais dafa ne dem leen ci moom ndax du nangu ñuy tooñ kenn ci wetam loolu dafa am lu muy wane Sénégal nag di réew moo xam ne dafa bindoo nu xaw a doy waar li fi nekk ci ay ethnie ay xeet ay làkk ay waasu ay diine ay tariqa ay parti politique yii yëpp wax moo mën a defar diggante bi wax moo ko mën a yàq wax moo ko mën a defar wax moo ko mën a yàq te ci alquranul karim pour wan ñu l'islam ni mu yaatalee ak ni mu bàyyee xel chrétiens yi yonte yàlla Isa alquran tudd na ko 25 fois ba pare tagg Mariam tagg woo xam ne gisaguma ku tagg Mariam tagg bu toll noonu yaa Mariam inna allaha astafaaki wa taharaki wa astafaaki ala nisaai alaalamin yow Mariam yàlla moo la tànn yàlla ci boppam moo la tànn yàlla moo la sellal teg la ci kaw jigéenu àdduna bi yëpp ma ne loolu l'islam yaatal bi muy yaatal loolu da ciy feeñ ñun ñi ñëpp suñu kër yi ñàkkul ñoo xam ne am nañ fa ay Isa am na fa ay Mariam kon li nga xam ne moom la abe wax jàpp naa ne ñun jullit ñi ci loolu lañu war a gën a appuyer ndax jàmm moom ñëpp ko soxla jàmm ñëpp ko soxla sécurité ñëpp ko soxla te li ngeen amal fii dafa am solo ndax da ngeen a faj ñi feebar ba noppi ñaanal ñi dem muy allahumma ashfi mardana warham mawtana faj ngeen ñi feebar ñaanal ñi dem lan moo des kon ñi wér yàlla na yàlla yokk wér gi kon nañu fexe sàmm jàmm ji suñu diggante te wax rek moo mën a defar moo mën a yàq bëri na ñoo xam ne amuñu benn responsabilité ci diine bañ bokk wala ci tarixa bañ bokk wala ci parti bañ bokk ñooñu ñooy wax luy taal fitna moo tax léeg-léeg ñu woo nit mu naan maa ngi jégglu damaa juum dara waralu ko lu dul bala ngaa wax na nga xalaat ndax li ngay wax luy defar la wala luy yàq la kon lii am ci comico bi vraiment ñu ngi koy saluer bu baax di ñaanal le président ak ñëpp ñu ci jàpp ba liggéey bi egsi ba ci le ministre moom affaire sociale ba mu ko dalee def du tey xanaa day yokk rek di gën a dem waaye itam yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla génnee ci biir comico bi ñuy def ni moom loolu yàlla mën na ko ndax am na ñuy def santé fas yéene nañ koo yor ëllëg kon ni ki noonu tam ay ministre war nañ fi mën a génn ba liñ bëgg ci comico bi suñu borom yóbbu ñu ci kon maa ngi nuyuwaat ñëpp di ñaanalaat ñëpp di wax ne ñëpp nañ joxante loxo ubbi xol yi lépp luy jëmee comico bi ci kanam ñu jël ko di ci wax di ci dox ba comico bi jëm ci kanam
lépp luy indi séparation lépp luy indi tuutil doomu aadama nañ ko daw ñun ñëpp nañ ko sori. kon maa ngi nuyuwaat abe di rafetluwaat kàddoom ndax kat l'islam dox ñu wax ne yéen jullit ñi xam leen ne ki leen gën a jege gën leen sopp mooy chrétien yi ba muy tudd la tajidanna ashadda naasi adawa moo tudd juif yi mu ne xam leen nag yéen ñi leen gën a jege mooy chrétien kon imam bu toogee ci wetu abe vraiment lu rafet la ñu ngi leen di remercier waat bu baax wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Merci abe merci. Merci jërëjëf. dëgg yàlla xool yëpp tooy rek te itam li nga wax lu am solo day wax rek importance su kàddu ñi ko xam dañ koy ragal ñi ko xam dëgg dañuy ragal kàddu ndax dañ ne nañ dañ daan fàll bu xasee ba génn rek dem na mënoo ci toppaat léegi mën nañuy sax yéen yi gën a mag ci kàddu rek lay jógee kàddu te souvent les propos d'un irresponsable wax na ko koo xam ne amul benn responsabilité xamul sax li xew oustaz na si la kan dëkk Pikine da ko doon faral di wax waaye jafe-jafe amul mu ne nañu seet ci kan la jógee ndax c'est un responsable bien un irresponsable ndax boo ko waxee mu ne moo xam ay diine yoo xam ne ñoo mujj wala ay tariqa wala ay xeet mu ne ñi nga xam ñoo nekk à la base c'est responsable ñu togg ceeb mu ne yàquñu ko ñi ko tàngalaat ñoo ko yàq te chaque fois anecdote boobu la jox mu ne ñi ko tegaat ci gaz ñoo tax ceeb bi xóot te ñi nga toggoon ci waay bi yàquñu ko. te je pense que loolu am solo la li ma aussi di soxna Mariam alxuraan ji dina ko lu bari 25 fois tuddee ko saa kilifa diine itam wax ñun naan gis-gis yu baax yi dañuy converger kon ñu ngi ciy kontaanaat bu baax a baax xëy na duñu guddal dañuy terminer par des prières parce que de l'autre côté aussi on nous met la pression naan ñu fa ngeen toll xam nga ay xale bu ñu organiser la première édition gisuñu seen i ay waajur nekk seen i wet rek mën na leen décourager kon ñu terminer rek par des prières remercier waat ñëpp wax dëgg yàlla muy les délégués de quartier de la série A à la série E muy Bara Ndiaye mooy série A Souleymane Diallo série B Babacar Diop série C D1 Seydou Diallo D2 Abdou Cissé ak série E Pape Fall mi nga xam ni moom tam dañ koy ñaanal ba démb mu ngi fi woon donc nuyuwaat la commission sociale de l'ADECOM mi nga xam ni suñu papa yi toog Aliou Badé moom tam ñu ñaanal ko ñaanal le bureau exécutif le secrétaire général Moussa Ndiaye ñaanal la trésorière madame Diaw Ramina moom mooy trésorière ADECOM avant mu koy nekk bokk na ci li ñu jox ko parce qu'elle avait fait ses preuves avec l'organisation de la journée de prière li ma ci xaw a jàppal mooy trésorier bi ko dégg boobu jigéen ñi rek ñu ko jàpp ça mérite réflexion donc colonel Ndom Faye ñu ngi lay remercier bu baax di fàttali aussi le colonel Birane Diouf ngi ci ñun donc moom itam teew na nuyuwaat aussi le commandant Ebra bu baax a baax à travers 100 personnes ñu ne ko mu remercier bu baax a baax waaw Alpha le DG ñi nga xam ne appuyé ak waa population surtout parce que la base ñoom la ñoo doon jël seen i 1000 francs di jël seen i ay 500 di ko cotiser pendant une année pour mën a organiser kon ñoom itam dañu leen sant bu baax dañu leen gërëm xëy na du ñaax nga bañ a motale mais ku ñu fàttali ñu jégal monsieur Baba Cissé ñu ngi lay jox sa wàccuwaay donc lui c'est le monsieur sécurité de la commune démb amoon na liggéey trop ak li affluence bi amoon fii terminé rek par les propos du général Birame Diop parce que wax na ko nee na man mii kat je suis issu de famille démunie musuma gis ophtalmologue musuma gis dentiste dem naa ba nekk mag yoonu hôpital sax xaw ma ko du caage ni daaw ko feebar mais les moyens pour aller à l'hôpital nga dul woon am kon bu la yàlla joxe une parcelle de pouvoir fexe nga ne ko góorgóorlu delloowaat ko ci askan te moom mooy jaamu yàlla bi rek ndax dañ naan jaamu leen yàlla ci jaamu yàlla yi kon dañu koy remercier moom itam bu baax a baax di Ahmed Sakho oui Ahmed waaw Ahmed il fait partie de nous moom c'est le monsieur organisation mooy commission organisation donc Ahmed ñu remercier ko moom bu baax remercier tous les jeunes de la cité ndax démb sonn nañ terewul aussi ñoo fi fanaan pour garder bâche bi waaw bi ñuy wax naan ko fi fanaan dañuy noonu bàyyi leen ñu fanaan yi donc muy les jeunes de la GF de Makar de l'ASC Comico Ousseynou mu ngi fi woon léegi donc ñu sant leen bu baax ñu gërëm leen voilà on va terminer rek bu fekkee ni colonel Ndom Faye wala avec Christian vous avez un mot à placer c'est bon donc on termine par des prières comme on avait commencé par des prières voilà. ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam
di nuyu nag xam naa su ma limee damay juum wala boog su ma limee day yàgg te mbir mi dafa war a gaaw dañu war a dem macha allah ngeen jégal ma si loolu. maa ngi nuyu kilifa yi nga xam daal ñoom la fi yàlla teg muy waa jàngu bi ak imaam yi di nuyu tamit yeneen kilifa yi nga xam ñoo fi nekk di nuyu waa comico yëpp mbooloo mi nga xam ñoom ñoo fi daje di jigéen ñi ak góor ñi li nga xamante ni li nga xamante ni moo am dañ see jàpp parce que bu si jàpp loon du am président Sakho Anouar Gana Sène ak Marim nga xam mooy trésorière bi ak ñun nga xam ñoo ko organisé Ibrahima Diagne macha allah vraiment bu ñu waxee ne nit ñi am nañ doole daa fekk nit moo si jàpp moo tax waaye kenn kese mënul dem te Olof Njaay nee ne kenn du bëre ñaare bëre kenn du nekk mbooloo mooy doole kon boog yàlla na yàlla defal mbooloo bu bëree bëri bu ànd ak sutura ak tamit lamb si poos yi joxe loolu c'est très important comme ni nga ko waxee léegi comme ni ko loolu moo koy doxal nag il faut ñu lamb si poos yi di génne parce que lii jàmm la joo xamante nii yàlla moo ñu koy indil kon boog nañ ko sàmm bu baax a baax comme ni ko imaam yi waxee ak abbé yi ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm wasalaam jërë ngeen jëf merci beaucoup. waaw jërëjëf gën a dëggal àndandoo gën a dëggal nekkin bu rafet yonent bi alayhi salaam li mu gën a bëgg bokk na ci kuy jàngale alquran di jàngale bu yéen yàlla daf leen nattoo jàngale xale boo xam ne si xamul dara nga fexe ba dara nekk ci bopp bi ba mu nekk responsable di jëriñ réewam di jëriñ umma bi loolu dafa jafe te yéen loolu mooy seen liggéey mu ñuy jàngale tubaab mu ñuy jàngale alquran fa tabarakallahu Papa Ibrahima Diagne wax na ko léegi nee na yonent bi alayhi salaam nee na nañu jëkk defar jàngukaay yi door a defar jàkk yi al madaris xam ne masaajid ndax bu jàkk yi bare te jàngukaay yi barewul safaan mën naa am mais bu jàngukaay yi bare ba ñu jàng ku dem ci jàkkee dem ci église yi mën faa nekk kon fa tabarakallahu ñu ngi leen di sant ci loolu di leen gërëm di gërëm it mboolem ñi nga xam ne si ñëw nañ ci bis bi particulièrement mooy waa ADECO ak organisateur yi ci xale yi góor ak jigéen jàpp nañ ci jàpp boo xam ne si vraiment kawe na suñu ndox lépp pour ne pas aller loin mën a jox ñoom bu ko defee mu continuer bu ko defee ñu jeexal waxtaan yi jërëjëf. jox la mu koom nga yamale ko ci sa bopp kese su boobaa it kenn du la yedd mais bu la yàlla joxee koom nga tasaare ka ba ku ci wërsëgam jot ci ni la jërëjëf wàññiwul dara ñu ngi sant le ministre te di ko gërëm te ñaan yàlla yaakaar ji réew mi am ci moom yàlla bu yaakaar tas Imam Sarr maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la dellu di la sant Imam Sané maa ngi lay nuyu sama xarit la. wax amin dalal leen loxo yi ñu def fatiha salaam bul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا إنه إلى بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤتون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب لا إلهنا وإله كل شيء إله وإله لا إله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله imam jërëjëf ci jàng bi di amina suñu réew néew waaye yàlla di ñaan rek ku nekk ci loxo boppam ñu bokk ñaan doomu wala
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. l'islam tudd na Mariama ndeyu Yesu Krista diine catholique naw na Mariama ndeyu Krista bi jaarale ko ci Mariama yàlla na yàlla may jàmm jàmm ci xol yi jàmm ci njaboot yi jàmm ci dëkk bi jàmm ci àdduna si jàmm ci diggante bépp Sénégalais ak moromam. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le pouvoir. le Seigneur soit avec vous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans sa miséricorde d'amour, que le Dieu de Jésus-Christ nous bénisse et qu'il nous garde au creux de sa main, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mbokki comico, catholique comme musulman, yal na la yàlla may jàmm. On va prendre une photo avec